asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo nu mu gënee tedde ziyaar leen nu mu gënee selle rawatina ci àjjuma tey bi nga xamante ni tabaarakallahu mi ngi annoncé weeru koor bi ñu ngi leen di ñaanal fu ngeen toll yàlla di leen dolli barke ak leer te ñu leen di ñaanal itam mu may ñu ñun ñëpp boole ñu ñun ñëpp defal ñu kattanu ruux kattanu cër ba ñu mën a tabaarakallahu dugg ci koor gi ak jàmm dugg ci ak cawarte ci wàll yëpp ba mun ko jaamu ni mu ñu ko sante te mu nangul ñu fulal ñu te ñuy yaakaar ni dana wéy di tasaare barkeeg leer fépp ci ñëpp di ñaan itam saa yu ñu yewoo rek mu defal ñu yoolu qur'an al fajr inna qur'an al fajri kaana mashhuda te tabaarakallahu ñuy yaakaar ni tam mbokk yi ci ajjuma bi surtout ñu dëgmal daje bu sell boobu nga xamante ni suñu mbokk Fatah Sarr mi ngi koy waajal ci àjjuma tey bi fële ca Pikine tabaarakallahu muy daje bu am solo nga xamante ni li yàlla di wax alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah su ma juumul ca verset 28 la surat 13 di Raad ñi nga xamante ni kenn sikkiwul sàkk ci seen pas-pas ci ngëm waaye ñu ngi koy màndargaale ci dalal xel bi ñuy dalal seen xel wala seen xol ci sax ci tudd yàlla te sax ci tudd yàlla mooy ubbi sa xol yàlla dëkke ko nga far ko tëj ba leneen dootu ko polluer te ayat bi ñu jàng tey daanaka loolu la indi te mooy corrélation bi yàlla def ci diggante xol ak lañ ca war a sol ci xel déggal lool rek xulubun yaqiluna lu yéema la ci alquran ndax ñun dañu jàppoon ni xol mooy siège yu émotion yàlla nee na xol mën nañu koo solal mbubbu xel te mooy léeg-léeg la olof di wax naan bul demee sa xol demal ak sa xel te mooy bul ci dem ak émotion wu xol nga xam ni léeg-léeg du ànd ak xel ndax xel lamp la dafay niit moom nag lay wax ci aaya bi ñu jàng daaneele tey qulubun falam yasiru fil ard waaw te ngeen a dox te ngeen a doxantu te ngeen a tukki ci suuf si bu ngeen tukkiwul ak seen tànk sax léegi mën ngeen a tukki virtuellement te mooy boo ubbee sa ordinateur daanaka boo ko interroger ci taarix la fi xewoon ci révolution française wala ca croisade yi mën na la ko wax bu leer ba nga mën ca projeté fatakuuna lahum qulubun yaqiluuna biha da léeg-léeg émotion ak xel dajaloo léeg-léeg nga li ñuy wax confusion des sentiments dal la nga am ci ndeysaan projeté ci ay waay ndekete nangam bi xewoon na ci taarix waaye man de su fekkoon ni dal na ci sama kaw kon dey duma doxale ne nii lay doxal looloy fa takkuuna lahum qulubun yaqiluuna biha ndax ba tey ñi ngi ci ni mu daaneele woon ñaareelu aaya bi ci Yuusuf ci seen quraanul fajr te mooy la mu wax ne quraanan arabiyan laallakum taaqiluun waxoon nañu ni nafar nañu taaqiluun yi woon ci alquran ci tabaarakallahu ñi mu ñëwee woon ci fréquence u laallakum ndaxee yaay ngeen mën a jëfandikoo seen xel afala moo ci ëppoon fréquence 13 ci 24 yi daanaka ëpp na moitié bi ci lu mu lay bàyyiloo waaw yow tam te ngaa wane tuuti xel te ngaa muus te ngaa bañ a wàcc yoon in kuntum ndeem nekkoon ngeen loolu bu daloon seen kaw ngeen ni ànd ak seen xel mais li ñu doon wax ci intelligence yu bari yi bi ci gën a am solo mooy situationnel bi nga xamante ni lu nekkati ni jonn nga seet naka nga koy tërale ci sa xel ba génn ca génnin bu rafet ak afalam takunu taaqiluun waaw te waaye loolu fekkoon rek ba ngeen tey dugg ngeen àndoon ak seen xel te bañ a dem ak xol waaye baatu taaqiluun bi dañu waxoon ne boo jëlee yaxu baat bi nga xamante ni mi ngi jóge ci aql di intellect te intellect bu ñu ko tuddee muy siège yu xel te xel boo koy seet ci organe xëy na yuur lay doon waaye xel ci boppam mooy la nga cay jëfandikoo te kenn mënu ko natt kenn mënu ko tracé da boo demee tabaarakallahu ci médecin yi ñuy scanner li ñuy scanner ci sa yuur mënuñ caa capter la cay jaar ci onde loolu mënuñ koo capter ñoom mën nañu xool ndax am na œdème wala ndax am na tabaarakallahu AVC
ndax amul fenn fu war a foo xamante ni dana fattu ba bu deret bi ñëwee du circuler waaye la nga cay dawal ci xalaat ko koy àql loolu nag la alquran indi ci ñaar yi taaqiluun ak yaaqiluun ñu jëloon taaqiluun bi keroog tabarakallahu dawal fréquence yi mu ñëwee yëpp 24 yi 8 fois ci la'allakum 13 fois ci afala 2 fois ci in kuntum une fois ci afalam takunu tey nag ñu ñëw ci yaaqiluun bi nga xamante ni lële dafa mel ni borom bi dafa jàkkaarloo woon ak yow di wax ak yow lii nag dafay loo xamante ni daf koy nettali te mooy troisième personne mooy ki muy waxal nekku fi te mu ñëw itam tabarakallahu ci ñetti fréquence ba ñeent ndama ngay wax laa yaaqiluun ñoom daal wane wuñu dara ci xel waaw boobu bu la neexee nga boole ci afala yaaqiluun te mooy waman nuammirhu ba mu wax ci suratu yaasin waman nuammirhu képp koo xamante ni may naa la gudd fan nga ne mu ne nu nakkishu fil xalqi dana am màndarga ci bindam danay dox ba yàgg ndeysaan muscle yi relâché wu naturellement mu am li médecin yi tudde ostéoporose te mooy yax yi commencé xaw a fragile su ko defee bu daan mesurer 1m90 sax da ngay gis léegi boo ko nattee ci taay mu nekk 1m86 4 centimètres yooyu mu perdre dund ba ay gudd fan baa tax wa man nuammirhu nu nakkishu fil xalqi waaye afala yaqilun waaw te ngeen a bàyyi xel loolu daanaka ni axiome mu loi wu nature la kon faaw ngeen seet naka ngeen ni anticiper ndeysaan ba bu yooyu amee ngeen mën a continuer dund bu tedd te mooy la ma kilifa ga waxoon ni ma am nañu yàlla baaxe ñoo xam ne bu leen delloo ba ci wa minhum man yuraddu ila ardalil umri itam gudd fan tax na ba léegi daanaka seen xel sax daanaka xelu xale lay doon waaye li kay laa ya'lamu min ba'di ilmin shay'an du leen ca fekk ndax zikri bi ñu dëkke woon te mooy ala bi zikrillah boobu ndeysaan suñu mbokk Fatah Sarr di woote tey suñu mbokk ya ca Paris itam ñoom itam ña ngay def seen daje boobu ñuy def ñaare di wut ndimbal bu leen jàppale ci taxaw boobu ñu bëgg a taxawal zawiya Seydina Cheikh te loolu farata la boo demul ak sa jëmm itam mën nga teew ci sa ruux wala nga yónni sa poche mu jàppale leen yooyu yëpp tabarakallahu mi ngi bokk ci ala bi zikrillahi tatma innul qulub te du saxe ubbil yàlla sa xol mu dëkke ko te bu ko xësee ba dëkkee waxoon naa la ci yow la dépendre mu toog fa wala mu jóge fa waaye bu fa jógee nag yàlla am na fulla bu day ni dootu fa dellu si de bu la neexee nag nga mu toog fa abadan te la mu fay toogee mooy làb bi ngay làbbal sa xol en permanence rek ba doo yéene kenn lu bon doo waxal kenn lu bon doo ko xalaatal itam te loolu yow lay sonal rek da boo fi naree nekk di yéene nit ñi safaan yow ci sa bopp yaay tilimal sa xol te boo tilimalee sa xol nag mu interférer ci sa intellect sa dund daal di commencé naqari su ko defee corrélation bi ci diggante xel ak xol ci ayat bi ñu wax tey defe naa su ma juumul mooy verset 46 sourate 22 dafa bokk ci cartographie yaaqiluuna yi mu indi waaye boo koy xool dafa mel ni li xawmin wala laa afalaa yi daanaka ñëw na 12 ci 22 bu dee taaqiluun 24 la woon bu dee yaaqiluun 22 la waaye 22 yi gis nga ba tey toujours ci forme négative bi kon mi ngi lay wax ni yàlla daal toujours mi ngi artu doomu aadama rek ci ni ko fi nga waroon a wane xel wane wuloo fa xel fi nga waroon a wane maturité wane wuloo fa maturité ndax bu dee ci taaqiluun yi afalaa yi ñëw na plus de 50% 13/24 bu dee yaaqiluun yi laabeeg afalaa bi da afalaa bi benn rek la mooy bi ma la wax ci wa man nu'ammirhu waaye laa yaaqiluun bi ñëw na 12 fois sur 22 loolu moo lay wan ni ba tey ëpp na 50% kon ndekete doomu aadama dans plus de 50% des situations wane na gàtt xel looloo tax yàlla di ko artu te ñu waxoon la ne ndeysaan booy xool fausse corrélation yi da ngay gis ne rek dafa am lu bari lu ñu tardeel te ñoo ko teg suñu bopp ci ndeysaan di fal yoo xamante ni du yooya la ñu waroon a fal wa ida qila lahum ittabi'u ma anzala allahu seetal rek mu ne waaw xoolal boo leen wooyee ni leen waaw tawxid de wàcc na fi te mooy weetal yàlla te du ngeen ci rek far ngoy qaalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi abaana déedéet ñun dañuy dellu ci suñu baaxi maam rek baaxi maam a mën a tardeel nit
ndax feebar yu bari baaxi maam a ko indi ndeysaan suñu mbokk yi di sonn lool ci Ebola bi fële ca DRC ca République démocratique de Congo nga xam ne rayagum na lu ëpp junni nit te bis bu nekkaa yu bees génn dara yóbbewu leen ko lu dul topp baaxu maam te mooy suñu maam dañ daan dem ci àll bi di rëbb di dunde ñu ne tam dañuy rëbb di dunde waaye ndeysaan ñoom bañ daan rëbb di dunde boobu fekk na écologie beeg feebar yi tasaaroowul léegi nag jamono dafa soppeeku awalaw kaana abaa'uhum laa yaqiluuna shay'an yàlla ni waaw yéen tam du ngeen dellu nag ngeen gëstu ci taarix ni seen bàyyi ba ñu koy def ñoom booba amaguñu woon xam-xamu santé publique wala yahtaduuna jëlewuñ ca woon benn orientation maa ngi lay wax ni la laa yaqiluun bi moo ëpp gis nga fii foofu la ko tàmbalee ca verset 170 sourate 2 te mooy seen lampu xel taaluñu ko woon ba mën caa gindee ko léegi nag règlement sanitaire international ñëw na ràññee nañu feebar yu bëri am na yuñ ca mën a artu ci ñàkku am na yuñ ca mënul artu waaye mën nañu koo ci ñàkku mënuñu koo artu ci ñàkku waaye mën nañu koo lu ngeen di wax fagaru mën nañ caa fagaru ci sàmm sa bopp ci dundin na ndeysaan polio ngi nii jege nañu pour éradiquer ko waaye ba léegi mënaguñ ko éradiquer ndax ay souches yu dëgër bopp te léegi bokk ci problème mu santé publique loolu ngeen tudde résistance antimicrobienne mu xaw a sonal nit ñi ci antibiotique yi daan faj te fajatuñu awalaw kaana abaa'uhum la yaqiluna shay'an xanaa xamuloon ni seen bàyyi bañ daan comporté woo noonu ci cosaan ñoom booba amuñu woon orientation amuñu woon xel te loolu la Jaafar waxoon ndeysaan bi muy tëkkale tawxiid ak jaahiliya te loolu la leen yàlla di wax fii kat wa idaa qila lahum ittabi'u maa anzala allahu lan la yàlla wàcce xanaa zikr te mooy waxyu te mooy tawxiid kon gis nga benn ci fréquence yaa ngi noonu bu am solo te mooy dellu ci sa baaxi maam te sa baaxi maam ndeysaan sànkoon sa maam ma ngi wax tam waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te li ñu waxoon keroog yaqiluuna yi moo xam da nga ko jël ci forme affirmative moo xam da nga ko jël ci forme négative affirmative mooy wax bu jub négative mooy wax bu safaan wala nga jël ko ci forme interrogative te mooy la nga cay laaj naan waaw teewoon ñu defee nen boo ko ci mën di jëlee rek benn bokku ceeg sa moroom firi de bii ma la wax kay awalaw kaana abaa'uhum laa yaqiluna shay'an lu leer la te mooy waaye yéen tam mënu leen seetlu rek ni seen bàyyi loolu bañ ko doon def xam-xam bi ak seegul woon fii ba nga daan tukki jël sa ndeysaan carte routière dugal ci sa oto boo dawee ba yàgg nga taxaw vérifier ndax yaa ngi ci A6 bi wala nga xool ndax avenue bi nga nekk Léon Blum la booba dafa fekk GPS amagul woon awalaw kaana abaa'uhum laa yaqiluna shay'an waaye GPS am na léegi jaratul ngay taxaw mbaa ngay wuti carte di jël lupp di xool léegi da ngay dugal adresse bi rek ci GPS bi oto bi di dialoguer ak benn satellite fële ca kaw laa yahtaduun amatu ci nda léegi am nga lu la gindi ni ngi wax nag waa kër sang bi inna alladina yunaaduunaka min waraa'il xujuraat gis nga ñooñu di la woo ci façon bu vulgaire loolu la ca jublu xam nga kilifa nga romb këram naa waaw diw yow te léeg-léeg kat nga gis nit ñi def ko te ku nekk rek ndeysaan mën nañ la jox cëru kilifa ndax bind bi la yàlla bindu teraanga la waaye léeg-léeg nga gis ndeysaan ñu ñàkk maturité sang bi nag daf ci am cër bu ko yàlla jagleel inna alladina yunaaduunaka min waraa'il xujuraat ñooñu nga xam ni bu ñu rombee ci gannaaw sàkket yeeg clôture kër yi romb rek di la romb woowaale la waaye yow diw yaa ngi noonu na nga def aksaruhum la yaqilun wallaay lu ëpp ci ñoom amuñu maturité nda loolu ku nite du ko def aksaruhum la yaqilun ñu ëpp ci ñoom nite nekkul ci ñoom ku nite nekk ci yow doo romb boroom kër wala nga romb sa mbokk ci buntu këram rek woo ko woowu ndeysaan nuñ koy waxeeti wooyu doya di yooyu kon gis nga laa yàqlun boobu loolu lay firi mooy nite nekkul ci ñoom yàlla nee na waaw te loolu ma lay wax mi ngi ci verset defe naa suma juumul 4 ca suratu xujuraat di 49 ma ngi koy waxaat ci beneen boo xamante ni nag léegi daf ko andi ci forme affirmative waaye ma ngi koy daaneele ci ñoom kay daanaka rek bàyyi ma sax te bàyyi ma tane leen déglul am taxsabu anna aksarahum yasma'una aw yaqiluun ca suma juumul verset 44 surat 25 di furqaan da nga yaakaar ni lu ëpp ci ñoom xàmmee nekk na ci ñoom ba li nga leen ni wax ci yiw ak mbaax ñu di ko déglu
te ndeysaan kii yar sonn lool ci lool di wax ki muy waxal te dégluwu ko aw yaaqiluun wala sax bu ñu la dégluwul ak nopp it xanaa ñu taataan seen nopp xol wala seen nopp xel te mooy corrélation bi ma la wax ci aaya bi ñu jàng tey ci tajwid bi bu ñu la dégluwul ak nopp it xanaa ñu taataan seen nopp xol wala seen nopp xel ñooñu daal inhum illa kal an'am ñooñu daal ñoog bàyyi ma yi ñoo bokk état d'esprit ndax bàyyi ma xel nekkul ci moom ndax yuura nga fa waaye intellect dafa nekkul inhum illa kal an'am ba yàgg mu ne bal hum adallu wala bàyyi ma sax gën leen demin lu tax ndax ku intellect nekkul ci yow mën nañu comprendre ngay wéyee ci réflexe waaye ku yàlla def ci yow xol def ci yow xel def ci yow intellect nga dajeeg lu baax te doo ko gis mu ne ko wa in yaraw kulla ayatin la yuminu biha tegtal boo leen mënti andil du tax ñu gëm wa in yaraw sabila rushdi la yattaxiduhu sabilan boo leen wanee yoonu njub du ñu ko jàppe yoon wa in yaraw sabila al ghayyi yattaxiduhu bu ñu gisee yoon bu dëng nag yoon boo xamante ni ci toskare rek la leen jëme ñu jël yoon booba def ko waaw ko kay noo mënee yaakaar ni bu déggul ak noppi itam déggul ak xel déggul ak xol am taxsabu anna akfarahum yasmauna aw yaqiluun fekku leen ca de inhum illa kal an'am mu ñëwaat ndeysaan ci beneen argument boo xamante ni ma ngi koy wax naan gis nga wala in sa'altahum boo leen laajoon man nazzala min as-samaa'i maa'an kan moo wàcce ndox bii ngeen di dunde ndox bi leen di indil gàncax di leen di indil bépp xeetu meññent ba bu ngeen demee ci marché yi bu seen xel gàttee sax ngeen yaakaar ni yéen a ko créer seen bopp boo leen ko laajoon la yaquluna Allah ñu ne la keneen kan moo ko wàcce kudul yàlla waaye gis nga qul alhamdulillah nel kon nag sant yàlla ba ngeen ràññee ni yàlla moo wàcce loolu waaye taxul ñu def corrélation bi de corrélation bi mooy lan mooy bal aktharuhum la yaqilun mooy ñu remonter loolu lépp ni teraanga bi nga xamante ne nag ku dul yàlla moo ñu ko defal kon ñun war nañoo delloo njukkal yàlla ak ñoo xàmmee li yàlla def wante jàngewuñu ca moom lañ lay wax xam ak xàmmee xam ak xàmmee ñooñu xàmmee àggul ci ñoom ba ñu mën a jóge ci teraanga yi leen yàlla defal mu jur ci ñoom état d'esprit ñu nekk ci sant ak lan beneen bi mooy hamd ak shukr te mooy sant yàlla boo xamante ni santu ruux la ak sant boo xamante ni santu làmmiñ la moo tax góor ga way ko fa nahmaduhu wa nashkuruhu dawaaman la wax mu ne ñun duñu ci dañ ñu ngi sax rek di sant ci ruux di sant ci làmmiñ di sant ci cër di sant ci état d'esprit ndeysaan ma ngi koy wax nag ci bii defe naa moom la ñu jàng afalam yasiru fil ardi moom la ñu wax moom la ñu jëkkee te mooy bi jara seetlu mooy corrélation bi nga mënee ubbee sa xol te am ca comme ak état d'esprit wu xel xulubun yaaqiluun lu yéeme la cagonaal bu mata nafar la xulubun xol boo xamante ni yaaqiluuna biha danañu ca dékku bu dul dékku émotion ndeysaan xam nga Senghor moo daan wax naan tooñ ñu rek moo tax mu ne la raison et l'émotion est nègre nee na tubaab yi ñoom ñoo ñu gën a jekku raisonnement waaye nit ku ñuul moom dafa gën a jekku rek di yéemu émotion te fekk na yàlla nee na ñaar yëpp mën nga leen a lëkkale boo leen lëkkalee mu jural la njariñ da bu boobaa léeg-léeg sa xel jëfandikoo émotion léeg-léeg sa xol jëfandikoo raison boo boolee ñaar yi mu nekk diagonale nag ci la sa dund di gën a niitu ci ngay gën a amee orientation moo tax mu ne qulubun yaqiluuna biha moo tax mu daanele ko ni fa innaha la taamal absar de bu leen yaakaar ni bëtu pipi ak iris ñooy gëmmu de walakin taamal qulubu allati fi sudur xol bi ci sa biir dënn la wax pour wax lu leer rek alxuraan ay waxe loolu waxe noonu la ko waxe alqulubu allati fi sudur xol yooyu nga xamante ni boo xaroon dënn fekk ko ca mu ne xol yooyu ñooy fattu kon gis nga tabarakallahu mi ngi lay wax itam naka nga mënee jëfandikoo sa xel te moom lay wax ca suratu Yunus ci beneen déggin ci lii afa anta tusmi'u summa walaw kaanu la yaqilun ndax mën ngaa fexe ba ki nga xamante ni donte nopp yi dara nekku ca ci gàllankoor waaye fatt na ko te ma ngi ko fatte ca xol te looloo neex a dégg ci ñi boo demee ci biologie xam nga biologie daf lay jàngal ni la
nerf optique ak nerf olfactif ak nerf auditif loolu jotewul ak dara sa nopp ak sa bët ak sa bakkan ndax bakkan buntu paxu bakkan fa la onde bi li jóge ci biti di jaar waaye la koy dégg ca biir ba mën ko soppi ba xam ne lii xet gu neex la wala xet gu naqari la kooka ma ngay dem di connecté ji ca xol ca plutôt ca xel ndax neer la loolu nag la lay wax fii ni la afa anta tasmiu summa walaw kaanu la yaqilun waaw koo xamante ni fatt na neeram te mooy perception bi nga xamante ni gouverner na ko bu ko neexee mu tëjal ko boppam waaw bu ko tëjalee boppam yow da ngaa mën a ñëw fexe ba dugal ci moom raisonnement mënul nekk kon gis nga yàlla ngi lay indil jagonaalu xel ak xol ak am solo mbokk yi dama nga ko tàmbalee woon rek ci dama ko wàcce woon ci Qur'an arabiyan làkk boo xamante ni phonétique ya cay génne boo koy topp ci corrélation ak neer ma ngay dem di cartographier sa yuur ba du bàyyi benn zone boo xamante ni yëngalu ko te loolu tam neex na dégg ci kiy defi musculation boo ko bëggee def ndax am corps bu harmonieux da ngay fexe ba sa muscle yëpp nga di ko yëngal waaye bu fekkee ni da ngay yëkkati poids rek ci haut du corps bàyyi bas du corps da nga dem ba loolu mujj nekk gàllankoor ci yow ndax bu fekkee ni athlète nga booy demee compétition dissymétrie boobu wala asymétrie boobu nekk ci sa yaram moo lay gàllankoor fii nag dafay indi corrélation ci diggante perception te jàngoon nañ ko ca diagonale des perceptions ca wa min ayatihi yooyu nga xamante ni léeg-léeg yàlla dafay indi perception wu dégg ba pare nag dem corrélé ko ak organe wu ouïe perception wu dégg ak organe wu bët wala perception wu dégg ak organe wu gis loolu nag la lay bàyyiloo xel fii afa anta tusmi'u summa walaw kaanu la yaqilun mu andi ko ci yeneen yi ci beneen fréquence ci li qawmin wax naa la fréquence u laa afala bi moo ci ëpp fréquence u yaqilun bi moo ci ëpp moo ci gën a néew waaye fréquence u li qawmin bi tam bari na te mooy loolu de boo ko settantalee mu ne inna fi dhalika la ayatin wala mu ne la kadhalika nufassilul ayat wala mu ne ayat yooyu rek xam nga wa min ayatihi bi ma la wax léegi rek boo demee ci suratu Ruum du mooy surat 30 numéro 24 defe naa bokk na ci njëkkoon a nafar ñetti at ci ginnaaw wa min ayatihi bokk na ci tegtalam yi yurikumul barqa xawfan wa tamaan mu wan leen li ngeen tudde melax xam nga melax bët moo koy gis waaye bët bu ko gisee rek déjà am na yeneen yuy daw ci moom wa yunazzilu mina samaa'i maa'an mu commencé di xalaat ni melax de boo ko mësaan a gis rek ñaare ma ngay togg taw xoolal ni muy jógee ci perception wu bët dem nag ba far tasaaroo mu ne inna fi dhalika nekk na ci tegtal yooyu ma la wan ci melax nga xam ni bët ko mën a ràññee mu ne la ayatin li qawmin yaqilun mu ne léegi bët ubbil na ko xel yépp léegi mën nga ko yóbbu fu nekk ba ci fantasme bu tawee ba nga xamante ni nag léegi tabaarakallahu sama tool ba léegi nga xamante ni dafa soxla woon ndox léegi mu daal di naat ba ma bay sama xaal bi ba yóbbu ko ca marché ba jaay ko ba am ca nangam ci alal ba tabax ci sama kër gi gis nga loolu lépp qawmin yaqilun moo koy jur te mooy xel amatul limite ndeysaan xam nga Kishpok mooy recordman du monde bu marathon bi gis nga daw marathon dafa bokk ci li boroom xam-xam yi wax ne ku yewwul te mënoo tàggat sa xel ak sa xol mënuloo ko ndax ñaar yooyu yëpp la boole parce que gestion wu rythme cardiaque la ak intelligence bi ngay gérer rythme yi ak jafe ci gis nii gaay gi daw nii rek du noonu de moom dafa doon wax ne doomu aadama xelam amul limite da dañ ko doon interroger fukki at ak juróom-ñett ngi ni yoo xam ni changé wul méthode d'entraînement wam boo demee ndeysaan am na alal am na xaalis am na aura am na tur da ku nekk recordman du monde niñ koy waxeeti marathon kay am nga tur waaye soppiwul dara ci moom boo ko laajee mu ne la doomu aadama xelam amul limite mind there's no limitation for anybody's mind loolu la yàlla di wax fi te mooy commencé ci ayat gis nga waxaat na ko ci ndeysaan su ma juumul suratu Raad ma ngi lay wax naan xoolal yi nga xamante ni defal naa la ko ci ay meññant ci xeetu raisin wak xeetu yi nga xamante ni boo koy xool dafa am graine yi amul graine
am na nu mu ko waxee détail bu leer a leer ba pare nag ni la tusqa bi maa in waahid de loolu lépp benn ndox rek laa koy arrosé wa nufaddilu baadaha ala baadin fil ukul am na ci yoo xamante ni ñoom laa gën a ñoom ñoo ëpp njariñ wala ñoo ëpp sax prix boo demee ci marché bi am na fruit yoo xamante ni ñoo gën a cher am na nu mu koy waxee de wa min kulli thamarati jaala fiha zawja daf ko commencé ci allahu alladi rafaa samawati bi gayri amadin yudabbiru l arda yudabbiru l amra yufassilu l ayat wa huwa alladi madda l arda wa jaala fiha rawasiya wa anhar wa min kulli thamarati mu di ko topp wa fi l ardi qitaaun mutajawirat wa jannatun min a'nabin wa dar'un wa nakhilun sinwanun wa gayru sinwan mu ne yusqa bi ma in wahid wa nufaddilu baadaha ala baadin fil ukul nga mu commencé nekk kaléidoscope ci yow nga naan waaw yàlla moom yi mu ne inna fi dhalika gis nga yii ma la décriral nga ne mu ne la ayatin li qawmin yaqiluun mu ne xamuloo ni ay tegtala ngi ci pour kii jëfandikoo xelam ba mën a ràññee ni ndekete yi yëpp yàlla benn ndox rek la koy arrosel loolu mooy tegtalu inna fi dhalika yi am na inna fi dhalika am na kadhalika nufassilul ayati su ma juumul boo demee defe naa ni ci suuratu ruum ba tey wala suratu nahl wa saxara lakumul layla wan nahaara mi ngi la koy andil ci beneen formulation te mooy tàggat bi mu la tàggatal léeg-léeg daf la wax rek nga dawal ci sa xel wala sa xol wala sa perception lii rek daf lay wax xoolal ni ma la ko tàggatale ba nga mën ko utiliser di organiser sa agenda yooyu yëpp mi ngi ko daaneele ci inna fi dhalika la ayatin li qawmin yaqiluun yàlla fonk na boroom xel te gis nga boroom xel ba tey sax am na ku yàlla teg ci moom te mooy boroom settantal moom lañ la waxoon ca ba ñuy nafar defe naa ulul albaab xam naa dinañ ci mës a ñëwaat nda bii mi ngi bëgg a gudd ba tey mi ngi artu nag ñi nga xamante ni wa ida naadaytum ila salaati bu ñu leen wooyee ni leen kaay leen jaamu yàlla dafa jël julli rek comme exemple fii ittaxaduha huduan wa laiban ñu commencé di joxe ngàntaki naan dama am entraînement non dama war a def lii yàlla nee na gis nga jàppe boobu ñu koy jàppe caaxaan dhalika bi annahum qawmun la yaqilun mu ne parce que dafa fekk rek ndeysaan seen xel matul déggal loolu dhalika bi annahum qawmun la yaqilun dafa fekk seen xel matul rek seetal ki nga xamante ni mi ngi jël julli di ko jàppe comme fo wala di ko jàppe comme ay caaxaan ñàkk a xam rek ñàkk xam ba du ràññee lu baax ci moom ndax bu xamoon julleeg tudd yàlla ak wéetal borom bi ni mu amee solo ni mu mënee teeyale dundam kon du dugg ci loo xam ne dafay xajamal dafay nëxal dundam ndar kay wax na ko ca wax bu leer ni ku fi bàyyi ku fi wa man arada an dhikri fa inna lahu maishatan dankan waxaat na ko ci beneen façon ne képp koo xamante ni naka la ko waxee waay wa man arada an dhikri bi moom ma nga ca suratu Taha waaye am na beneen bu mu wax ci xawaamim yi ne ku ko def ma bàyyi koog seytaane fees li ñuy wax la nature a horreur du vide fi yàlla am place ci yow ci sa xol boo ko remplirul ak yàlla seytaane ñëw occupé ko te seytaane nag bu ko occupé ndeysaan sa dund yàqu bi may daane la nag defe naa beneen argument la ti la qawmin yaq wala qad tarakna fiha ayatan bayyina la ca verset 35 surat 29 nee na pourtant bàyyi naa fi ay tegtal yu leer ay signes archéologiques ay hypothèses scientifiques yoo xamante ni yu leer la pour kan mu ñu li qawmin yaqiluun pour chercheurs yi ñoo mën a jële ci archéologie ak histoire ak statistique ak leneen inférence yoo xam ne dana jariñ gis nga loolu lépp mi ngi ci alquran ak inna charra dawaab boobu nga xamante ni ndeysaan ma nga naan kaay ma wax la kii yées nag ci yi ma bind inna charra dawaabi inda allah ñu ne mu ne assummul bukkumul ladina laa yaqiluun ñi yées ci nit ñi mooy ñi nga xamante ni bàyyi ma sax moo leen gën perception yi nekk ci ñoom yëpp fatt nañu bu xel fatt bu xol fatt bu bët fatt bu tabaarakallahu bu nopp inna charra dawaabi inda allah assummul bukkumul ladina laa yaqiluun te yaa ngi koy fekk ci verset 22 surat 8 mbokk yi kon ñaareelu aaya bi nañ ko daaneele noonu bu ëllëgee incha allah ñu andil leen tënku xutba imam bu altine ñu tàmbali ci koor gi incha allah waaye continuer rek ci tabaarakallahu nag nahnu naqussu bi te mooy bu commencé récit bi waaye lañ la waxoon rek balaa muy commencé récit bi rek dafay challenge sa xel wala boog mu préparer la ba nga mën a dékku la ca nekk tabaarakallahu ci richesse
ñu ngi leen di ziaraat di jot yi ci suñu xol ak suñu ruux fële ca jotaayu suñu mbokk Fatah Sarr incha allahu ngeen fasaale ñu yéen ñëpp yàlla na yàlla boole defal ñu jàmm asalaamaaleykum